ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci feeru Falémé bi nga xamante ne ni licence d'exploitation bi dañ ko jox benn entreprise turque buy wuyoo ci turu Tosyali même bu fekkee ni ci ab conférence de presse bi mu def Ousmane Sonko joxe na ci quelques détails mais ñun dañu décider wal leen ay documents lan moo tax parce que directeur général bu APIX muy Mountaga Sy bi affaire bi éclaté rapidement dañ ko programmé ci édition 20h bu RTS pour que mu intervenir apporter ay réponses mais dañu seetlu que ni ci intervention bi bu defoon am na ci ay aspects yu bëri yoo xamante ne nii waxu ci te wax na aussi yoo xamante ne nii amul ay contre-vérité la rawatina ci wàllum financement bi nga xamante ne nii entreprise bi bu defee ab prêt ci ab banque intérêt yi état yu Sénégal moo koy jël en charge mu weddi ko te loolu amul. mu am tamit beneen pàcc boo xamante ni waxu ci muy exonération fiscale bi nga xamante ni moom la ñu accordeel Tosyali maanaam entreprise bi am na ay possibilité def ay bénéfices fii ci Sénégal exporter fer bitim réew te du fay ay impôt non seulement waxu ci mais tamit journaliste bi nga xam ne moo ko doon interviewé muy Oumou Baldé elle a été tellement nulle maanaam wane amateurisme bu jégg dayoo boo xamante ne nii laaju ko lu jëm ci wàllu exonération fiscale yi nga xamante ni moom la ñu accordeel entreprise turque bi mais dañ koy comprendre parce que journaliste RTS yi ñëpp xam nañ ni liberté pour def seen liggéey ni mu waree amuñu ko. léegi nag ci vidéo bi dañ leen di wan document bi protocole bi nga xamante ni état du Sénégal moo ko signé ak entreprise turque bii di Tosyali document bi nga xamante ni dañ ko nëbboon Sénégalais yi def ab article boo xamante ni dañu ne bu ko kenn yëg kenn du ko gis ñu dul ñu ko sekk loolu lépp dina leen ko wan ak scandale yi nga xamante ni moo nëbb ci ginnaaw exploitation fer bu Falémé bi. avant tout dañuy préciser que ni gisement de fer bi nga xamante ni nii moom lañ war a exploiter Falémé ñu ngi ko évaluer lu toll ci 750 millions de tonnes de minerai boo ko déggee mooy genre xeer la boo xamante ni nii entreprise bi koy exploiter moom lay utiliser pour génnee li nga xamante ni mooy fer bi ci nekk. minerai de fer boobu noonu nga xam ne moom la ñu war a exploiter biir Falémé ñu ngi ko estimer ci 750 millions de tonnes te mun na ko sax dépasser mais souvent dañuy nëbb ay mbir yu bari donc juste pour wal leen importance bi ak li nga xamante ni mooy enjeu yi. et même avant que état du Sénégal di décider jox entreprise turque bi di Tosyali licence pour que ñu exploiter suñu fer dafa amoon ñaari entreprise sud-africaine benn bi di Litos beneen bi di Kumba Ressources ñoom ñaar dañu postuler woon pour gagner licence boobu noonu te présenté nañ ay offre yoo xamante ni moo gënoon ci Sénégal mais président turc bi muy Erdogan bi mu ñëwee woon Sénégal en mars 2018 moo weñaar loxo Macky Sall pour que mu jox entreprise turque bii di Tosyali licence bi. bu leen yaakaar ni président dëkk puissant yi maanaam dëkk yi am doole yi bu ñu ñëwee suñu réew yi dañ fiy ñëw rek pour dox mbokk loolu intéressé wu leen ñun kay suñu président yi ñooy dem ay Élysée wala Maison Blanche pour di taxawaalu mais ñoom à chaque fois bu ñu ñëwee suñu réew yi dañuy ñëw pour protéger intérêt seeni entreprise moo tax Erdogan bi mu ñëwee Sénégal mu sàkku ci Macky Sall mu jox feeru Falémé bi entreprise turque bii di Tosyali maanaam Macky Sall moom fulaam ñun sénégalais yi ñoo ko xam maanaam gaynde kër xaru mbedd bu jënoog yeneen nawleem président lu ñu ko wax rek mën a yaaram ka la mars 2018 la fi Erdogan ñëw 7 mois après maanaam le 9 octobre 2018 Macky Sall sàkku ci ministre am muy Aïssatou Sophie Gladima muy ministre des mines et de la géologie mu def ab protocole d'accord entre gouvernement du Sénégal ak société turque bi di Tosyali Holding pour que entreprise bi réaliser ab complexe minier bi nga xamante ni mooy exploiter minerai de fer bi nekk Falémé mooy document bi ngeen di gis nii. ci article 1 protocole bi ñu tënk ci anam gi entreprise turque bi war a exploiter fer bu Falémé bi exploitation boobu noonu ñu tënk ko ci ñaari pàcc bi ci njëkk mooy société turque bii di Tosyali moom wala ay filiaram dañuy samp ab usine boo xamante ni mooy defar lépp lu jëm ci rond en béton wala ay fil machine yu tukkee ci ay biais de fer. ñaareelu phase bi ba tey ci protocole bi ñu ne gannaaw bi entreprise bi jëmalee complexe bi ba noppi mën na commencer produire ay biais de fer ci tënk lii mooy article 1 protocole bi. après ñu ne nguuru Sénégal dina yombal entreprise turque bi lépp loo xamante ni nii matukaay la pour que projet bi ñu mën ko réaliser ci Sénégal ci ni ko société bi bëggee. léegi nag ñu ñëw ci article 2 maanaam engagement yi nga xamante ni état du Sénégal jël na ko digganteem ak entreprise turque bii di Tosyali
foofu nag la scandale yu mag yi nekk. yan mooy engagement yi nguurum Sénégal jël mënuñu nag citer lépp waaye da leen di limal yi nga xamante ni ñoo ci gën a jéggi dayo yoo xamante ne nii moo nar a gàllankoor réewum Sénégal. bi ci njëkk mooy gouvernement bu Sénégal dafa engagé wu jox société bi ab terrain bu toll ci 100 hectares muy terrain boo xamante ni day janoog géej gi te nguurum Sénégal nee na da koy def ci ab bërëb boo xamante ne nii dina jege port wala sax bu fekkee ni loolee du mën a ne nguur gi ci boppam dina engagé wu dimbali entreprise bi ba mu am port. ñaareelu mbir bi te kenn du ko wax mooy état bu Sénégal yemul rek ci accordé entreprise bi exploiter li nga xamante ni mooy fer bi kese parce que Tosyali ci boppam dina mën a exploiter minerai de charbon bi ci Falémé ak tamit calcaire bi ak li ñuy dippee pierre de dolomite. pierre de dolomite boo ko déggee ab benn xeer la boo xamante ni dafa am solo lool parce que day permettre defar li nga xamante ni mooy peinture waaye itam ay carreaux mooy carreaux yi ñuy def ci biir kër yi ak tamit ay papier ay carton. entreprise bi dina am possibilité exploiter yooyee ressource bu weesoo fer bi mais tamit am na beneen minerai bu ñu wooyee minerai de manganèse. minerai boobu noonu moom la ñuy defaree li nga xamante ni mooy ay acier te du n'importe quel acier. ay acier la yoo xamante ni mooy les aciers durs maanaam acier yi nga xam dafa dëgër wow ba pare résistant maanaam li koy yàq yombul moom la ñuy utiliser ci raay yi ak porte yi nga xamante ne ni moom la ñuy tëj ñi caabi féete ginnaaw. nguuru Macky Sall tamit dina accorder entreprise turque bi beneen licence boo xamante ni nii moo koy permettre mu récupérer li nga xamante ni mooy ferraille yi te ci beneen wet nguur gi garantir entreprise bi que dina ko protéger contre ñi nga xamante ni dañu nekk ci secteur informel bi maanaam ñi nga xamante ni ay pàkk ferraille lañ yor te seeni activité yoruñu kayitu entreprise bu koy firndeel ñooñu bu entreprise turque bii tàmbalee exercer ci biir réew mi ñooñu seen pàkk yooyu noonu day tëj. ku fi taxaw ne da ngay jënd ak jaay ferraille état bi ngay jàmmaar lool parce que ñoom nee nañ dañuy protéger entreprise bi. ba tey ci article 1 bi ci engagement yu gouvernement bu Sénégal jël état bi ne dina accordeel Tosyali ab exonération douanière ak taxe sur la valeur ajoutée ci bépp équipement ak service boo xamante ni nii entreprise bi importé na ko maanaam lépp lu mu dugal ci biir réew mi. est-ce que yéen a ngi mesurer gravité bi maanaam entreprise bi mën na dugal biir Sénégal lépp lu mu bëgg te du fay douane du fay taxe lii Sénégal kese la am et puis gouvernement bi yamu ci dafa ne entreprise bi dinaa la créer benn couloir vert maanaam yombalal ko équipement yi nga xam ne mi ngi koy importer mu mën ko recevoir te du am benn jafe-jafe dinañ leen sax créer ay yoon tali ak raay pour que société bi mën a accessible donc xam ngeen ni suñu gouvernants yi ñi nga xam ne ñoo jiite. bu ñu lankee ni duñu defar ay yoon yu baax ci yenn régions yi ak yenn villages yi ñoo ko tey bañal nañ ko ay sénégalais mais nangul nañ ko ab entreprise boo xamante ne nii bitim réew la jugee kon ñii lu ñu def ñoo ko tey bañ a liggéey moo leen jàpp ak ñàkk bëgg réew mi. ñu yaakaar ne Macky Sall fa lay yem mu ne entreprise bi booy fay électricité courant ak gaz ak li nga xamante ni mooy ndox man état bi dinaa supprimer bépp taxe boo xamante ni war nga ko fay ci say facture te tey ko xam entreprise yooyu xam ne li ñuy consommer dafa bëri trop ci courant ak ci ndox yow nga ne bu ñuy fay seeni facture bépp taxe boo waroon am ci état bi maanaam ñun suñu alal bi ñu war a récupérer ci entreprise bi ñu ne baal na leen ko bu leen fay taxe fay leen facture bi kese maanaam li ngeen consommer te jeexagul entreprise bi buy installer électricité am gazam ak ndoxam ak yeneen abonnement frais yëpp état du Sénégal moo koy jël en charge maanaam ñoom dañ leen yombalal lépp te jeexagul. léegi nag entreprise bi bis bu demee ba commencé ay activité am ci biir réew mi prime de sécurité sociale yi nga xamante ne nii moom la ñu jagleel employés yi dañu war ko verser état bi ne moom moo koy jël en charge diiru fukki at. ba tey état bi pareegul dafa ne entreprise bi bénéfice yi nga xamante ni yaa ngi koy def dama ciy génnee li nga xamante ni mooy impôts yi diiru fukki at. lii lépp du loo xamante ni dañ ko inventé document bi mi ngi nekk nii protocole bi gouvernement bu Sénégal signé. digganteem ak société turque bii di Tosyali protocole bi moo ko wax moom ngeen a gis nii. après loolu état du Sénégal permettre société bi bu ñuy def seen recrutement 50% ci seeni liggéeykat ñu may leen ñu jëlee leen bitim réew maanaam ak lii nii ñi jugee bitim réew bu ñu ñëwee ñooy yor fonction yi nga xamante ni ñoo ci gën am salaire yu baax maintenant nag 50% yi ci des yi nga xam ne sénégalais lañ koy jagleel ay postes yu tekkiwul dara lay doon ay employés simples wala sax ay journaliers
bu ko defee entreprise bi di leen exploiter. et leneen li gën a graaw mooy ci affaire bi mooy état du Sénégal dafa engagé wu jël en charge garantie prêt bi nga xamante ni entreprise turque bi moom lay def ci banque yi pour mën a réaliser projet bi. Mountaga Sy weddi na ko bi ñu ko invité woon RTS. mais ñun dossier yi nga xamante ni moom la ñu yor te ki ko signé di ministre des mines bi nga xamante ni Macky Sall moo koy yebal ngir mu signé loolu protocole bi li mu wax la ñuy jàpp ba keroog ñuy gis leneen. mu amaat beneen mbir boo xamante ni mi ngi ci biir protocole bi te gouvernement bi da ko doon nëbb maanaam waxuñu ko woon kenn c'est-à-dire protocole bi dañ ko doon làq bugguñu woon kenn xam ko. li waral loolu nag mooy ñoom ci lëndëm la ñuy dox maanaam ay wàllu magu yi même chose la ñu def ci mbirum pétrole bi làqatu loolu ci ay bureau signé ay accord joxe ay licence d'exploitation. bu ngeen gisee protocole bi ci article 7 bi ñu dippee ko confidentialité dañu ne le présent protocole d'accord dans sa globalité et son contenu ainsi que tous les documents et informations de quelque nature qu'ils soient et sur quelque support qu'ils se trouvent relatifs directement ou indirectement communiqués, divulgués ou qui viendraient à la connaissance de l'autre partie à l'occasion de l'exécution du présent protocole d'accord seront considérés comme strictement confidentiels. Maanaam ci tënk protocole bi moo xam ñaari parties ko sekk kenn waru ko partager moo xam bépp support bu mënti nekk. information yi nga xamante ni moo ci ne moo xam itam seen anam ak nu ñu mën a bindoo waruñu ko communiquer doomu aadama. lii rek li muy prouver mooy gouvernement bi lu ñu naroon du jàmm parce que kuy def jàmm doo làqatu maanaam ñun dañoo naroon xëy rek dégg ni am na entreprise turque buy exploiter suñu fer ca Falémé. donc lii mooy engagement yi nga xamante ni gouvernement Macky Sall jël na ko digganteem ak entreprise turque bii di Tosyali yi maanaam yow ñu ne la jox nañ la licence pour nga exploiter suñu fer benn ñaareel bi ñu ne la jox nañ la terrain wu 100 hectares mun nga sax importer ay équipement lu la neex te doo fay douane doo fay taxe ñu rax ci dooli ne jëndal ferraille yi nga xamante ni ñoo ni ci biir réew mi te doo am concurrence maanaam képp ku la nar a concurrence ante rek ñu gor ay tànkam booy fay électricité gaz ak ndox doo fay taxe alors que sénégalais bi nga xamante ni facture bu 5000 francs lay fay par force day fay taxe ba pare ñu tegal la ci ne même say installation sax ñun ñoo koy jël en charge mais doomi aadama yi buñ leen waxee ni bëgg nañ Sénégal waroo leen ko gëm parce que lépp lu ñuy def rek dañ koy def pour gàllankoor askan wi wax leen rek ban entreprise sénégalaise moo am avantage yi ñu jox entreprise turque bii nii amul. même suñu jeunes yi nga xamante ni nii ay jeunes sénégalais yi nga xam ne dañuy créer ay petites entreprises ci biir réew mi ay jeunes yi nga xamante ni dañu ne ñoom soxlawuñu liggéeyal kenn dañuy teg dara ci biir réew mi créer ay emploi pour booster suñu économie ay start-up yuy employé 4 ba 10 personnes ku ci nekk ci biir réew mi benn ci sénégalais yooyee bénéficié wul privilège yi nga xamante ni jox nañ ko ab entreprise bu jógee bitim réew entreprise yu ndaw yooyu nga xam ne ay sénégalais ñoo ko moom dañuy fay ay impôt ba ci sénégalais bi nga xamante ni tey magasin la yor wala cantine wala sax ab marchand ambulant ñoom ñëpp dañuy fay juuti maanaam lii mooy gàllankoor say doom teg leen nattu fitnaal leen ab nit bu jógee bitim réew nag bu ñëwee nga jox ko bépp avantage lii mooy Sénégal. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleeloon ko coowal fer bi ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.